très bien. Merci de nous rester fidèles sur les antennes de la DTV. Vivez toujours une partie de cette magie à travers le rendez-vous incontournable. Toi-même, tu sais, nous t'y rendre hommage à nouveau notre papa, le Bob Dylan de la musique africaine, Ismaël Lô. Il se nomme muy koo xamante ne def na ay jéego yu am solo sur le plan national et même international à travers li nga xamante ne moom mooy sa voix, sa guitare, mais aussi harmonica bi nga xamante ne dafa mujj nekk identité. Tadjabone nga xamante ne plus de 27 ans d'existence parce que ñu ngi fàttaliku daf ñu bercé li nga xamante ne moom mooy suñu enfance yëpp Tadjabone muy morceau boo xamante ne tey même bu tubaab bi di ko reprendre xamul sax lan mooy njëriñu Tadjabone ak tradition wu Tadjabone waaye vis-à-vis des mélodies vis-à-vis de li nga xamante ne moom mooy accords yi nga xamante ne accompagné na ko morceau moom moo waral ñu ne reprendre ko ay tubaab ay nigérian ak ay congolais ak ñi nga xamante ne bien sûr c'est des sénégalais ñoom tamit reprendre nañu morceau bu am solo boobu muy Tadjabone donc ci bés bi ñiy déwénati àddina wërngal këpp umma islamique bi di leen ndokkeel di leen déwénati di leen baalu ak di leen baal di leen ñaanal sunu borom baal ñu baal ñu fekk ay déwén yu bëri yàlla dooli sutura wér ak wérle ba lépp li nga xamante ne rek amaanaka ñu ngi ko yéene ci suñu réew mu am jàmm ak salaam ndax loolooy tax réew mën a dem ca kaw ca kanam ci lu baax ndax yàlla dogal na ñu nekk ci réew moo xamante ne dañ koy lépp loo ci gis dañ koy waxtaane muy penco waaye dara duñ ko fi pàcco tey nag ñu delluwaat ànd ak yéen Ajaratu Aram Touré war ñu fësal actualité de l'internet appelé Actubuzz waaye dinañ ànd ak Modou Mbacké Niang comme tous les jeudis mu ñëw ci actualité politique et sociale ce soir Modou Mbacké Niang reçoit monsieur Moustapha Mbaye muy responsable APR du président du conseil départemental foofu ca Foundiougne ñu am yéene waxtaan ak moom lu jëm ci présidentielle 2019 guerre froide entre pouvoir et opposition loolu la ñu am yéene waxtaan ak Modou Mbacké Niang ak ki nga xamante ne mooy président Moustapha Mbaye xam ngeen ne jeudi bu jot nag ñu namoon ko lool ndax ñaari jeudi jot naa dox ci diggante bi mu di madame Bapulo Pune Fashion Mame Diarra borom si lañ bokk ci la ñëpp bokk tey nag dellusiwaat na def mëninam après mu nekkoon ci benn colonie de vacances comme ni ñu koy tuddee muy camp de vacances inclusive doon tàggat ay xale ndax xam nañu ne moom xam naa ne bu ma ko gisul pare moom dana am lu ma metti lool waaye laata loolu nag dina continuer di ñu bégal ñi nga xamante ne mooy ndaw ñi rawti ci dolli ñi nga xamante ne c'est des handicaps ñu ñuy suivre un peu partout à travers le monde grâce à l'application DTV Sénégal ou le site internet www.dtv.sn humanité inclusion camp de vacances inclusive ñoo ci bokk tey Mame Diarra war koo fësal bu baax a baax waaye nag tey ñoo ngi ànd ak doomu ndaanaan Kuli Fadrine kooku mooy kan mu di Ajaratu Ndella Xalass nga xamante ne lam fi def bëri na macha allah buñ koy lim duñ fi jógee mu def lu am solo ci li nga xamante ne moom mooy culture sénégalaise jëm ci culture africaine ci wàllum tradition ndax am na ay ni ñu koy tegee daal yoo xamante ne daal moom yëfam la loolu suñu borom loolu la def ba tax na Alaaji Sall Bigué Ndiaye léegi dinañ ci ànd ak moom ngir mu fësal bu baax kan mooy ki nga xamante ne moom la ñu àndal tey muy soxna si muy Fatou Xalass di doom ci ki nga xamante ne mooy Ndella Xalass donc Alaaji Sall Bigué Ndiaye l'ami du président de la République du Sénégal Chéri Neex Borom ak Linguère moom it dina ci ñëw ngir fësal bu baax ndax dañoo bokkoo daanaka benn la xam nga askanu Ngéwël moom ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ba tax na li ñuy def mooy dañuy delluwaat seetaanaat benn extrait bu ndaw rek ci li nga xamante ne mooy Tadjabone pour montrer dimension internationale bi nga xamante ne moom la Ismaël Lô am ñu seetaan ko dellusiwaat sur ce plateau toi-même tu sais. Tadjabone, Denui Tadjabone, Tadjabone, Denui Tadjabone, Abdou Mounina, Jagam Dulinga, Momu Mounina, Dagamona, Dawe Kiko, Da Necessero, Momu Munina, Dagam Dulinga, Momu Munina, Dagamona. Tadjabone, Denui Tadjabone, Tadjabone, Denui Tadjabone.
C'était magnifique, c'était magnifique. En tout cas, ñuy def mention spéciale à notre très chère maman mu di maman Fa Diallo madame Lo muy Ismaïla Lo ndax gis ngeen li nga xamante ne def na ko ba tax na tey rafetlu nañu bu baax musique bi parce que dafa am solo ndax nee nañu waaye moom bu diglewul bu naxewul moom soxlawul te warul naxe dafa war a digle dig nit ñi war cee jëlee njëriñ bu baax a baax yeete comme Modou Mbacké ni mu ko waxee bu ñu waxee ci Tadji Bon ci Ismaïla Lo ajaratu Aram Touré. waaw dañuy gis rek yeneen image yu ñëwaat muy temps boy parce que on a beaucoup joué ci way bii nii doon ko imiter di si topp si paroles yi mais ce qui m'a beaucoup plu li ma gis surtout mooy variété nationalité yi nga xamante ne nii ñu ngi di jëlaat son bi di ko woyaat muy encore une fois loo xamante ni kon Ismaïla Lo liggéey bu muy def transcendé na sax laay wax Afrique parce que ki nga njëkk rek c'est une dame boo xamante ne nii on peut dire que tubaab la donc bu ñu génnee Afrique ñu ngi ci beneen level mu porté musique boo xamante ne jusqu'à présent nit yi bu ñu ko dégloo dañ ciy dégg enseignement donc loolu mooy di am solo ñu war cee roy nag surtout ban Tadji Bon nga mujj def yow boobu kañ la woon ça remonte à combien d'années là je m'en souviens pas mais xam naa daal doo lañ def Tadji Bon yoo xam ne boo déguisé boo war a génn rek paa bi ne la xam foo jëm waaye doo génn yooyu moom mi ngi ñëwaat quoi donc yu mel noonu nga xam waaw defar ay ndëgg déguisé woog lépp nga bëgg a génn mu ne du fi dal donc yooyu noonu day ñëwaat et c'est bon souvenir yoo xamante ne dañ koy fàttali absolument incroyable mais vrai dama lay woon beneen vidéo nga seetaan kii ab nasaraan la day jouer harmonica di def guitare di plaqué accords yi comme ni nga xamante ne noonu la ko le Bob Dylan de la musique africaine defee mu di Ismaïla Lo ñu seetaan côté del si waat donc gis ngeen mu defati beneen gis ngeen yeneen nationalité waaye gis ngeen bii nag moom dafa yor harmonica ba pare di plaque ay accord teg ci li ci gën a doy waar mooy di woy def Alaaji Sall
de njëwaleen de ah. xam nga imitation dafa garaaw. surtout mu doon imitation boo xam ki koy imité bokk leen nationalité. loolu ñun moo ñuy impressionné ci waa ji. tey bu ko Sénégalais defoon du garaaw quoi. mais tey ni mu bëttee frontières yi. ba dem ba yeneen nationalité di ko imité jël même accords yi di ko def donte même wax ji bu setul. di nga xam ne kii ñun tey sunu làkk sunu olof. tey war nañ cee mën a am luñ ci bëgg am mun nañ ko ci am. dëgg la. parce que riche na. parce que texte bi dina jàll. te texte bi buñ ko expliquer moom même bu fekkee musulman dafay religion dafay daal di dugg. loolu mun na ko toucher sax bu mu tuub. moo tax li nga wax sànq wooy bu yeetewul terewul diglewul tuddatul wooy naxaate la. te moo tax xale yi nga xam ñoo ngi def musique ci leen war di xool. Ismaël Lo lii kañ la ko woowee boobu ñun sax ay xale lañ. mais ba tey fii ba jant bi fay lii day ànd ak jamono. plus de 30 ans. voilà li mooy musique bu ñu dee wax ñu naan artiste du dee. parce que bu fi bàyyi ay œuvre wala artiste du daanu ci bu fonkee liggéeyam comme ni ko Moussa Ngom waxee. lii mooy dañuy wax artiste. musique bi tey foo ko man dem naa Abidjan Côte d'Ivoire ñoom Ismaël Lo sax lañ gën a xam. Ismaël Lo lañ gën a xam. parce que dafa jaar joué na fa ay film yu bëri mais koo wax woo Ismaël Lo taaji bon rek lañ lay wax. tellement que dafa nekk loo xam ne daal. macha allah njëriñ li bëri na te bravo daal grand frère. am na solo léegi nag nous allons terminer cette série de cover ci li nga xamante ne moom lañ doon woon depuis sànq muy taaji bon léegi dañuy jàll nag ci original bi ñu fàttalikuwaat vidéo bi dayo bi mu mel niñ ko tourné ci image yi ci li nga xamante ne moom la ñu am ci qualité sonore loolu yëpp dañ koy seetaan dellusiwaat bu ko defee nekk nag joxe ci xalaatam ci Tadja Bon ak Ismaël Lo ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ne taxawu na ko musique africaine un peu partout à travers le monde c'est tout de suite. macha allah. ndeysaan
Tajabone, mu nekk une magnifique chanson mais aussi qui parle de la fête du nouvel an musulman donc mu nekk loo xamante ne ñu ngi koy fêter un peu partout à travers le monde démb gis ngeen niñ ko dundee fii ci Toi-même tu sais tey nag ñu koy dundaat ci Toi-même tu sais ak yeneen i invité lu ci mel ni Fatou Xalaas Fatou Tajabone la ñu wax Ismaïla Lo dégg nga li ñu ci wax gis nga yenn cover yi ñoo xamante ne duñu ay nationalité sénégalaise ay étrangère la ñu waaye reprendre nañu morceau bi parce que morceau bi dafa nice. waaw ma kontaan si vraiment Nicolas d'abord ma di la nuyu bu baax di la ziar ñu ma bokkal plateau bi yëpp di ziar sama siste yi ak sama tonton bi ma jàkkaarloo ak sama maam di ziar nag sama papa président Mbaye waaw ak sama papa Sall Bigué bi ma fi fekk waaw wax dëgg yàlla damaa kontaan aussi sama xel dal ndax tey bu mu ñëwee fii bokk ak moom plateau fekk ko fa muy sama papa nga xam dama la toog ci télé bi di ko gis xam nga naan man kañ laay tase sama papa ba jël numéro xam nga waa ba ñëw tey fekk ko fi sama xel day dal barke Serigne Saliou sama xel dafa gën a dal waaw Tajabone ji nag li ma ci gën a marqué mooy lii nii jàngat la man tey parce que clip bi dañ doon toog ay xale yu ndaw ñu di ko seetaan kon donc man su ma màggee ba toll nii ñëw toog plateau ñu koy waxtaane kon donc ça montre que ni ñun dañu war a liggéey dañu war a liggéey bu baax a baax a baax parce que lii ku nekk bëgg nga ko tey ñu dund ba Fatou Xalaas pourquoi pas mu def morceau boo xamante ni américaine yi ak ñëpp dañuy toog di ko reprendre lii Ismaïla Lo suñu tonton boobu école la vraiment man loolu moom ci gën a marqué daal waaw kontaan très bien mu nekk lu am solo moom tamit mu indil ñu lu bees muy Congoté xam nga nag dafa xew Congoté jëm ci osé jëm ci osé il faut être audacieux dans la vie du dëgg voilà donc Congoté dafa nekk wax bu bees bu génn xam nga fii nag Sénégal la Congoté muy na nouveau single bi nga xamante ne moom Fatou Xalaas indil nañu ko muy single taasu boo xamante ne dinañ ko déglu incha allah pour une meilleure confiance en soi c'est important mu di Congoté ñu ànd ak président Moustapha Mbaye moom tamit mu wax ñu xalaatam ci li nga xamante ne mooy Tajabone Ismaïla Lo morceau boo xamante ne ñun bañ koy dégg dañ ko foowee avant naka ba ñu nekkee xale ndax am na maa ngi ko doon wax léegi ne clip bi am na fenn fu mu doon toll duñ ko doon bëgg seetaan ndax Abdou Jàmbaar bi doon màgg noonu ñu bëri ñemewuñu ko woon tey ñu koy dund ba mun ko fekkee ko ba mun koo waxtaanee ban yëg-yëg nga ci am. ñu ngi lay sant bu baax di la nuyu Nicolas di nuyu ñu bokkal table bi di nuyu ñi ñuy seetaan di nuyu Sénégalais yëpp di sant yàlla bu baax di balu ak ñëpp ci at mi passé di ñaanal jullit yëpp suñu borom bàyyi leen fi at yu bare du doomu aadama yëpp ñuy sant bu baax ci question boobu nga ñu posé parce que Ismaïla def na lu am solo le fait que mu def lu nga xamante ne yeneen nationalité dañ koy roy loolu dafa am ampleur bu mu jox dimension bu mu jox Sénégal loolu ñëpp ko war a rafetlu rawatina mu def ko ci bis bu màgg bu ñuy wax Azora nga xam ne histoire bi sori na lool xëy na sax jot bi moo ñu moyet pour ñu prononcé wu ci mais nekkul bis bu kan war a fàtte kon bu ci defee lu nga xamante ne ñëpp dañ ko fàttale ko ñu ngi ko koy santé di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi ci kanam njabootam. amiin yaa rabbi. jërëjëf président Mbaye Moustapha muy responsable APR di président conseil départemental bu Foundiougne tey nag li ñu am yéene waxtaan ak moom jëm ci présidentielle 2019 guerre froide entre pouvoir ak li nga xamante ne mooy opposition dinañ ci ànd ak Modou Mbacké Niang léegi nii incha allah waaye laata loolu rek Pune Fashion jëm sama xarit a ngi waaw boo bëggee dégg àjjana Aram Touré man kii mooy sama xarit kii mooy sama seddoo Pune Fashion mooy suñu xarit mooy suñu xarit Ali Mass mooy suñu xarit borom cas de vacances bi waaw gis nga noo def sant rek ana baaxuloo mu ngi fa mu ngi ci jàmm mu ngi ci jàmm bu baax Tajabone ngeen dem noonu lañ ko dundee bu neex sax waaw dene Tajabone wu ñu waaye déguisé wu nañu waaw tëgg suñu nekk feej foo Tajabone ba neex ngeen ko defee waaw loolooy dëgg nag muy yow waaw nga guddi gi moom léegi xam nga ak insécurité bi nii waaw tëjul sa néeg rek tëgg ba mu neex te Tajabone dëkkandoo na waaye lii lan la maa la aawoo noppale rek gale la aawa daa noppale macha allah ñu ngi nuyu bu baax monsieur Ba ñu ngi koy nuyu bu baax di ko déwénati ci at bu bees bi ana lan nga yëg Ismaïla Lo Tajabone mu am ñeneen ñoo xamante ne bokkuñu ak ñoom dara lu dul ca Adama ak Awa la ñu gëjee bokk waaye reprendre nañu morceau bi teg ko fa Ismaïla tegan ko foofu lii dafay wane rek Nicolas culture du daanu
te li ñuy wax naan lu waay doon mu dëgër ku ne xam nga ne taajaboon ñoo ko moom suñu cosaan la te cosaan moom du réer mukk mu nekk nag loo xam ne man morceau bi dafa ma neex boo xam ne bi ma déggee ñu naan Ismaël Lo daa bàyyi musiquement ay waay na ma jàngal taajaboon bi rek doog a bàyyi parce que man son bi dafa nekk son boo xam ne ñun ñëpp moom lañ xam moom son bi rek lañ xam dañ daan yàkkamti sax taajaboon bi ñu ko déggee fekk taajaboon jot dañ daan yàkkamti taajaboon jot parce que way bi ni mu neexee way bi dañ ciy jëlee lu bëri am na lépp léeg-léeg nga dégg ko sax sa xel ne mais tey taajaboon la non ah parce que day def benn signal ah dafa am lu muy yee ci yow boo ko déggee ñun dañ ko daan dégg dem naan sama yaay kañ la taajaboon fekk wooraguñu sax parce que dafa nekk loo xam ne way bi mooy dundal nit te gis nga xol dafa war di dund te way bi dafay dundal xol ñu koy ñaanal rek yàlla na yàlla guddal fanam parce que bu wax dëgg yàlla way bi ak yeneen mais bii dafa nekk loo xam ne ñëpp la marqué àdduna wërngal këpp la marqué te way bi dina dem ba àdduna di ko reprendre waxuma la rek ay kii mais àdduna moo koy reprendre koo wax dinañ dem ba mokkal moo yi nga xam ne moom moo ci ne mokkal mélodie bi mokkal lépp parce que way bi dafa neex très bien Modou Mbacké waaw Nicolas merci xam nga nag Ismaël Lo dafa way loo xamante ni dafa xaw a yéeme ah Ismaël li mu way vraiment ni ko Alaaji Salo waxee Ismaël waykat la xam naa dafa yàgg a taajaboon dund ko comme bépp ndaw sénégalais moo tax bi mu ko wayee mu neex parce que booy xool yow lan ban liggéey def wuy ma ban taajaboon nga mujj ban taajaboon moo la gën a marqué non balaa ñuy wax ci Ismaël Lo Nicolas boobu taajaboon dafa garaawoon de xeex bu métti ci amoon xeex bu métti xeex mel waaye nettali ko ajaratu agam ko taan waay xam nga xeexu 2 heures du matin waaw li métti moo ko gën a métti xanaa seddoo bi la boobu alaaji xeexu groupe lay doon xeexu 2 heures du matin boo xam xeexu groupe lay doon non xam nga taajaboon lu garaaw la taajaboon yaakaar naa su ma jëmul 94 wala 95 la woon boobu laa muy taajaboon ci laa bàyyi taajaboon far amutoon jot gi finalement dañu daje rek toog waxtaan naan ataaya dem ñibbi quoi mais taajaboon boobu dañu jógoon suñu koñ saala bi ma xaw xam tuuti Touba wala sëñ Moustapha boo xamee Touba HLM dañu fa jógee ma xam Touba HLM acca kon sëñ Omar Mbacke doom sëñ waaw gis nga acca kon gis nga ñun booy ñu daje regroupé foofu man na ay 15 personnes wala 20 ñu jar suñuy ndënd affaire yi li daan def nag mooy bu ñu gisee beneen groupe bu dugg suñu koñ dañ leen di nangu seen kii yëfu jaay doole xam nga nekk ñu ci dëkk démocratie boobu yaa ngi toll ci nekk xale toll ci xaw am tuuti doole jàpp affaire bandi lu quoi ngeen nappee noonu mais xool ñu dem def ko ba xaw a franchir tuuti suñu koñ ba génn ba Guédé boo xamee Guédé ko nus Guédé fa lañ jógee boo xamee HLM ba Guédé dem fekk fa booy yu sadig laa la waxal ni mais Nicolas keroog laa xeex bëgg xool affaire yi bëggatuma ci dara paaka yi naaw laa la waxal lu kenn dafa gis ci àdduna noonu keroog la noonu lu doy waar mais attention loolu sant yàlla la quoi xale day dugg ci mbir ba génn ci day toog noonu loolu doon mën lay wax imagineel ay paaka ci ay jeunes yore ay paaka ci lan moo tax nga koy def ñàkk xam tolluwaayu xale la génn nga rëcc nga parents yi mais bi ko parents yi yégee non dañu toog woo yeddu ñu bu leen ko defati lii du seen affaire nangam ci lañ ko bàyyee yaakaar naa su ma jëmul 94 la c'est l'occasion sax merci sama gars yooyu groupe bi daan àndal ay ñoom Modou Lo ay ñoom Mbaye Gueye Mbaye bien sûr bu demee koñ ba dañu toog waxtaan toog waxtaan fàttali ko démb ak bëri ko démb voilà ci am solo waaw vraiment ndaanaan la parce que dafa way loo xam ku ko dégg rek dañ ci jaar quoi bépp ndaw Sénégal aw nga ci taajaboon boo jumut rawatina musulman yi kon loolu bu ci wayee daa way koo xam dafa doon koo xam day mel dafa xam sociologie maanaam Sénégal lay tànn ci seppi ay mbir ci lii du fay mukk maa la ko wax ku fi man di way taajaboon tamit Ismaël Lo lii moom da fi marqué empreinte deful sax ba kenn bëggatul way taajaboon finalement loolu lay nuru ndax ñëpp ci maam dafa mel dañ ko far bàyyee biñ ko fa tappalee waay macha allah waay très bien jërëjëf Modou Mbacké Niang ñu ànd ak Adjaratou Aram Touré ñu xool tuuti actualité de l'internet appelé Actubuzz ana lan moo fa gën a fës. Si on se réfère à Dakar Matin, M. Birame Souleye, j'ai lu souvent les écrits d'une presse que moi, Birame Souleye, j'aurais invoqué être induit en erreur devant les gendarmes, n'est-ce pas, Adjaratou? Voilà, tout à fait. Hier, quand il a été relâché, on va dire entre guillemets, quand il est sorti, il a eu à faire l'objet de beaucoup d'interpellations concernant des réactions yu ñenn ñi fësal di wax ne ba mu fa demee si kanamu gendarme yi dafa wax ne moom li mu waxee rek c'est parce que erreur la xëy na keneen moo ko wax loo xamante ne du dëgg. donc moom mu xëy tey gis lu mel noonu ci yenn presse yi mu indi tontu si tuuma boobu di expliquer ne musul wax loola au contraire
devant gendarmerie il a réitéré ses propos wax ne personnes yi ko wax c'est des personnes de confiance te moo tax ñoom décidé dañ porter plainte pour affaire bi daal di leer ñaawlu na tamit yeneen mooy ne procès-verbaux yi am ci kanamu interrogateur yi tout le temps day fasaat ci presse bi looloo taxoon nee na wax na commandant de brigade bi mu fexe avocat mi jot ci note yooyu ba nga xamante ne ni mbir mi dina leer. mu nekk lu am solo loo xamante ne xam nga dafa am solo nag nga juum xam ne nangu sa njuumte. waaye moom dañ koo juumloo te nee na juumul waaw dañ ko juumloo moom dañ ko juumloo te nee na juumul musul wax liñ ko wax loolu la weddi nag. loolu nag day gën a jéggi dayoo la. le président Moustapha Mbaye xëy na moom mu am ci appréciation jàngat bu mu ci am ci loolu nga xamante ne xew na diggante démb bañ ne foofu lañ ko fekk ci bureau yóbbu ko même réseaux sociaux yi sax ñu ngi ci nekkoon di ci wax bu bëri tey en tant que politique naka nga ko gisee. waaw dama gis ne rek opposition bu demee ba jamono ji toll ci jamono ji toll ci xaccoo bi lu leen di may bës rek la ñuy mais avant ñu koy convoqué moom Sénégal yëpp xamoon nañ ne wax ji nekkul lu am pourquoi parce que ay gendarme bu ñu demee këram di ko laaj ay fils pour ñu am preuve dafa yomb jamono ji ñu toll portable yi ngi partout nouvelle technologie exactement donc bu fekkoon ne am na ci lu nga xamante ne lu dëggu la danañ am yeneen preuve yu dul yi mu wax dafa fekk rek ne parrainage bi niñ ko yaakaare woon da ko demeewul parce que yaakaaroon nañ ne opposition bi ku ci dugg ci àll bi rek li nga bëgg da nga ko am ku ci dem nag yëngal ko mu dëgër. waaw parrainage bi jeexagul de. oui mais boo ko yëngalee mu dëgër. il faut nga jéem a ut ay porte sortie naan kii mën a lii këlee mën a lale voilà. très bien Amadou Mbacké ana loo jàpp ne loolu moo sabab kàddu yi nga xamante ne moom la Birame Souleye yëkkati. waaw xam nga fi mu toll nii dafa doon guerre boo xamante ne bi ñoom les politiques ci seen biir la ku nekk ay pexeem man fi may wax rek mooy. bu fekkee ñoom waa Pastef nag dëppoowul ak dëgg nag dafay jéggi day loolu laay wax moo tax ma ne man du ma dugg ci dëgg la am du dëgg léegi nag kan moo yor cëru xam li xew mooy justice sénégalaise yoon na def enquête xool li mu wax nan topp xool est-ce que am na wala amul bu fekkente ni am na ab gendarme wala ku man ci doon lan lay doyee fiche parti politique boo xamante ne bii mi ngi def la ko war ci wàllum parrainage bu fekkente ni amul tamit ñu xool moom mi wax ni loolu amoon na ci amut. ak waxtaan bi ñu wax sax ci waajur Ousmane Sonko bu jigéen. waaw parce que nee na dem nan ci seen permanence jóge fa dem kër waajuram bu jigéen moom Ousmane Sonko loolu lépp day bokk ci man fi may waxee ma ni. ñoom nañ fexe ba lépp loo xamante ni bii moo war a leer la leer. ndax man mënuma nangu ñu nekk ci dëkk bu naan c'est un état de droit mu am parti bu dem def parrainage am ba pare ab alkaati dem naa ne ko jox ma ko ma xool waaye tam mënuma nangu parti politique bu fekkente ni jëf ji amul ngay taxaw naan am na ci amul tamit mënuma nangu loolu kon ki yore mbirum yoonal ak leeral na ci def liggéey bi war ba Sénégal yi xam exactement lu am exactement. Alaaji Sall est-ce que jar na ko fi lu ko fi jar ci laajte ay voix rek ana lan moo fi jar waaw. xam nga li gën a ñaaw te Nicolas Sénégal yii nii terre à terre parce que tey jii bu ñu ko toppee di ko topp comme moom mii tey jii ñu ne ko li ngay wax leerul après bu ñu ko jëlee teg ko ay daan xam nga ci la lay mujj. dinañ ci d'accord léegi nii en attendant très rapidement du ñàkk moom pour de fashion am ci xalaat ci politique bi ndax ñu ngi nekk ci jamonoy phase parrainage dégg nga li nga xamante ne kenn. bokk ak Ousmane Sonko parti moom moo yëkkati woon kàddu yooyu ba ñu tegoon ko loxo teggi nañ ko loxo waaye dégg nañ ci kàddu yi noo gisee politique bi ba ci élection présidentielle yi ñuy jëm. waaw Nicolas ni ma ko gisee rek xam nga Sénégal dañoo baaxoo ku ne di fa gis a dënn naan mën a waaye nag dañoo nekk ci réew moo xam ne ku wéet xam ku la mën comme ku wéet xam ku la mën nag nañu rafetal soo mi jaay ko ci marché bi ku ne na wóolu boppam teg sa ndënd jeex na. ci loolu lañ jëm de. compétition boo koy def. wóolu ngay wóolu sa bopp boo wóoloo sa bopp mu leer la ne yow mi wóolu nga sa bopp. d'accord. te tëddal nelaw sa ginnaaw ba ndax ku wéet xam ku la mën koy pare ne.
mooy parrainé. mën nañ ma ko wax dara nekk. mais yow kan ngay parrainé. kan ngay parrainé. man DTV. pour DTV di xool daal laay xool. comme DTV nit la. groupe Excaf Télécom DTV nit day parrainé. yaa ji wadi. xanaa li mooy li saa neex naan xale bi na nga fexe ba société du nit. très bien comme yëf yi sotti na ma bàyyi la rek nga joxe. ñëw na d'accord voilà. xam nga lii dafay doon loo xam bu ñu ko toppee même bu ñu demee ba waa ji am dëgg après ban sens la amal na. kenn am dëgg attention. tey maanaam lii ñu waxal Sonko. tey ni gendarme yi dañu ñëw. jël dugg kër waajuru Sonko. jël ay fichiers yoo xam ne maanaam. def teggi nañu yoon loolu moom amul. waaw dama ne su fekkee ne dañ ba loolu am. waaw te après loolu. fan lay mujj ci coow rek lay mujj. tey bu ñu demee ba waa ji ci boppam lii muy wax amul ñu xam ne amul ñu teg ko ay daan ci la lay mujj coowu politique muy politicienne bi boobu laa ne amul solo. jarul ñu woote foofu tuuti vigilance. laata ngay wax nga xoolaat bu baax. non voilà xam nga bàyyi leen dégg naa ak foog naa la waykat bi wax. bàyyi leen dégg naa ak foog naa. parce que moom nee na même bu juumul ña ko jox mun na ña ko jox loolu mun na ñoo juum. parce que li mu wax nii du wax bu tegee xam nga li am solo mooy lan bu ñu jëmee ci ay mbir ñu ni ku nekk na dugg ci àll bi am nombre de signature na nga fexe ba am signature yooyu rek la ngay daj ca yoon waa sa dàll bu dagg ak fa xeer ba la fa kastal nga daanoo yooyu amul solo quoi waaye boo ne fa kastalu naa benn waaye moo ma tegal xeer bi ma fa kastalu dox naa fee ma dagg dàll bi sama benn waaye moo ko daggoon amul sens quoi li ñu soxla mooy signature yi nombre de signature lan ko am ëllëg kiy toog ci réew mi yàlla rek moo ko xam l'essentiel na doon ki gën ci Sénégal loolu moo ñu amal importance mais ñoom la ñu daj seen biir terrain vraiment mos ñoon mu nekk affaire guerrier affaire gentleman la ñuy daj ca biir terrain ba jaruñu di ko wax quoi parce que boo dee wuti dara la nga cee dala lu ko jar da koy jar mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax bu fekkee tam da ngay wuti benn affaire loo ciy mënti daj dala koy jar Serigne Touba ak Alaaji Malick seen lii ñu am tey laata ñu ko añ dañoo daj loo xam nett liwuñu ko ci jàng boo bëggee dara nag dalay jar sa bakkan bii. Tout à fait. Très bien boo fa kastaloo sax naan nga fii Alaaji Sall bi gi daanele ma bàyyi la nga clore chapitre bi nga xamante ne ubbi nga ko ànd ceeg Dakar Matin. waaw di wax ne rek ne enquête bi mi ngi poursuivre parce que gendarmerie yaakaar naa ni moom ñoom la gën a yitteel it ñu setal seen der ndax frère Ousmane Sonko di Adama Sonko ak beneen daam boo xam ne ñoo nga ca Nema fexe nañ leen woolu leen pour wëyal li nga xamante ne nii mooy enquête bi ndax tamit waaw ndax comme ñoom lañ ne ñoo gis donc jar na ñoom tamit ñu wax li ñu wax fa lañ ko teg. Très bien, merci beaucoup pour cette première actualité. Ñu dugg nag ci waxtaan bi ànd ak président Moustapha Mbaye mi nga xamante ne responsable APR la jiite li nga xamante ne mooy conseil départemental bu Foundiougne ñu ànd ceeg Modou Mbacké Niang. waaw Nicolas ni nga ko waxee daanaka dañu daal di continuer ci actualité bi mooy par rapport ak parrainage bi ak mbirum élection présidentielle 2019 président Moustapha Mbaye yaa jiite conseil départemental bu Foundiougne nga bokk ci kàngam yi ngànk APR. 2019 soreetul daanaka ñu ngi ci juróomi weer suñu diggante élection présidentielle yi opposition bi ñoom def nañ benn say daanaka booy xool kenn ku ne nga dugg ci barab di dóor ci nguur gi dafa mel ni day APR moom wala benn bokk yaakaar sëkkatal nañ leen fi mu toll nii. jërëjëf Modou Mbacké man maa jiite conseil département bu Foundiougne mais maa jiite Benno Bokk Yaakaar bu Foundiougne. ci département bi ci département bi aussi maa jiite maay coordonnateur parrainage bi. d'ailleurs man li ma parrainé sax indi naa ko démb. ah bon sama premier parti mu ngi nii 24118. xam naa lii la 24118 ñaata fan nga collecté. 12 jours fukki fan ak ñaar ci laa ko collecté. moins de 2 semaines. mu am ci 24 voilà mu am ci 24118. xanaa foofu amul opposition. amu fa solo de amu fa solo opposition amul solo foofu département Foundiougne. ni ko Alaaji Sall bi ngeen waxee PDS def nu fa Pastef def waaw cin luy baax la foofu amul ruq département Foundiougne cin luy baax la amul ruq bu sedd baax ci ban côté baax ci président Macky Sall président Macky Sall parce que man boo nee 24000 et quelque ci moyen de 2 semaines da nga mel da nga xaw a accélérer un peu la cadence mbir yi nu mu demee wala Nicolas li mu wax naan da ngeen a génne weccet parce que dégg naa tuuma yi bari na de ñu ni daal président Sall dafa génne budget campagne ba am solo loolu waaye. waaw bu fekkee génne na ko it egsiwul Foundiougne moom 10 francs ki gën a tuuti président Macky joxut ñu ko laajuñu ko joxut ñu ko même bu fekkoon ne
daf ñu ko bëgg a jox sax dañ ko koy delloo ndax ñun dañ jàpp ne dañ ko war a delloo njukkal parce que 24 000 yi du lu yomb de joxe ay carte d'identité ñu wala nga signé. loolu wate sa carte moo ko gën a yomb joxe ay carte d'identité du affaire u caaxaan. duñ ko jox kuñ wóoluwul. donc liggéey na ci réew mi liggéey bu nga xamante ne permettre na ko boo koy défendre ci àll bi doo sonn surtout département Foundiougne. président Macky def na fa jéego yu am solo ndax. mbaa doo dem leen tegal ay mbirum plan Sénégal émergent ñu tegal la xiif ñoom. non mënuñu ma tegal xiif parce que pourquoi. parce que président Macky bi muy ñëw fii boobu fekkoon na kilo ceeb li mu doon jar jóge na ci diwlin li mu doon jar jóge na ci farine li mu doon jar jóge na ci donc wàññi na dund bi bu baax. jàppale nit ñi ci mbay mi ñun ay baykat lañ danañu jox semence ci heure bi ñu ko war a jox danañu jox engrais ci heure bi ñu ko war a jox nañu ay tracteurs yu nga xamante ne moom la ñuy liggéey defaral ñu suñu tali yi bañ mën ci jaar defaral ñu ay pistes yu nga xamante ne ay pistes rurales yu nga xam ne mën nañ fa dem. defaral ñu ay forages yu ñu mën a jaar yu ñu mën a naane. commencé di ñu installer ay électrification rurale. ci tracteur bi noonu bëggoon naa wax ci de ci tracteur bi ci yenn condition lañ leen ko joxee ak. waaw dama bëggoon a bàyyi mu daaneel ci lim bi. parce que lim na fi lu bëri ay forage ay tracteur ay ceeb. wàllu mbay. boo waxee sax forage avant tracteur bi. Foundiougne de xanaa kañ la commencé am ndox mu neex at yii yëpp ñu ngi jooyum ndox forage yi PUDC yegg na fa ba léegi ndox ma neex na mi ngi ball. waaw xam nga Foundiougne dañoo amoon problème mu ndox mais nekkuloon ci ñàkk forage moo leen ko may. seen secteur ba. forage bu ñu fi bënn ndox mu naqari lay indi mais yàlla dimbale nañu. ak walante président Macky Sall ñu génn Foundiougne. jaar Djulor jaar Diagane Barka. traversé commune Passy dem commune Diosso. bënn fa benn forage. jëlee foofu ay tuyau di ko xëcc ba indi ko Foundiougne ba actuellement tey problème amatul. ndox mi neex na voilà. ci wàllum tracteur yi Nicolas. nga jàpp ni yan anam la ko président Macky Sall yi joxe. alors man dama ci yokk mbaat du ko jox waa APR rek ni daal ku bokk beneen parti daal yow doo baykatu APR lay jox matériel yi. waaw loolu man mën naa la ci jox sax parce que man mi bindoon naa pour ñu jox ma ci tracteur yi mais bi dañ ma xañ ne waruma am. ah bon. waaye dañ ma xañ en tant que président conseil département dañ ma xañ parce que nee nañ ñi ma gën a soxla mbay mi. ñu nga fa. ndax baykat nga sax yow. waaw baykat laa quand même mais nag. waruñu woon tolloo rek ñëpp nag. waaw baykat laa quand même mais. am na ñu ma gën a nekk baykat. parce que man damay bay aussi damay jógee dama nekk Dakar. yor fi yeneen activité moo tax bi ñu defee seen dépouillement préfet nañ annulé dossier président dama ci kontaan félicité ko. parce que xam ne président Macky Sall yoon la bëgg te li muy joxe ci yoon la ko teg. ni mu ñu joxee tracteurs yi daf ko subventionné. tracteur bi doon jar 38 millions 40 millions ñu ngi ko joxee baykat yi ay 9 millions ak 8 millions 500. yaakaar naa ne ndimbal mënul passé loolu. su fekkee li nga wax ci affaire opposition bi la seen coow bëri na dégg nañ ko comme ni nga ko waxee ñoom ñëpp jaww nañ ñëw ci terrain bi. mais soxna si wax na ko léegi ku nekk xam na ku la man xam nga ñiy wax ne. nga jàpp ne yaa man. waaw man maa man parce que maa man lii rek wane na. dafa jëm ca làmb jay baax ko mbaa jóge cay baax gën waaw mais lii da day preuve parce que kii Pastef ñoom dañoo amul Pastef. parce que bu ñu amoon Pastef lii ñuy wax duñ ko wax ñun ñi nga xam ne am nañ Pastef nekkuñ di xuloo ak a xeex dañ dem def li gën a wóor. te moo nekk nii. waaw damay ñëw si côté opposition bi ñu doon wax léegi rek parce que dajale 24 000 et quelques signatures ci moins de 2 semaines. tekkiwul ne efficacité la mën naa am tamit da nga faa gën a bëri nit rek moo tax nga amee ko foofu noonu. waaye ci wàllu opposition bi. soo ne ñii bokk ñii dem ku mën yaa wóolu sa bopp man maa mën te gis nañ candidat yoo xam ne dañ leen a fàqat ndax loolu wane maa mën la wala question ragal nekkul ci ginnaaw. candidat yu fàqat comme. bëri na. Karim a ngi nii. ñu téye ko bitim réew. xamuñu ndax dina ñëw du ñëw. ñu ngi koy wax. ñu ne nekkul ci liste yi. kooku dossier am tegee nañ ko de côté. Xalifa moom waxaale wuñ ko. waaw Sonko mii sax am na nu muy demee ndax nit ñi duñu xalaat ne moom it dinañ ko téye. voilà Xalifa yoon na ko téye lu élection tax ñu téye ko. Karim
yoon a ko téye du élection tax ñu téye ko parce que nag bu ñu demee ba képp kuy def politique lu la neex def kenn du la wax dara. suñu yeboo xam ne. non voilà man genre argument yi su ma ko déggee du ma d'accord parce que bàyyi leen di wax ku def dara ñu téye la. fii gis nañ fi ñuy def dara. te nekk si nguur gi. te suñu xel leerul si ñoom te taxul ñu topp leen dañ leen bàyyi ñu continuer li ñuy def. donc il faut que tamit mu am équilibrage bu ngeen di wax dara na fexe tamit seen boor bu amee problème. ñu fësal ko mu leer ci nit ñi. waaw xam nga ki def dara te ñu war ko téye téyewuñ ko ñi ko war a téye te téyewuñ ko ñoo tooñ. parce que dafa am ñu fi nekk war di téye ku ñu dul Macky Sall Macky Sall nekkul fi pour di jàpp di siise di tëj non dafa am conseil supérieur de la magistrature de moo ko jiite. waaw moo ko jiite mais nag moom nekku fi pour que ku ñu war a jàpp mu ne bu leen ko jàpp ku ñu jàpp mu jox leen di ngeen leen jàpp loolu wax la bu nga xam ne dafa yàqu ci Sénégal te it commencé wul ci Macky Sall de depuis Abdou Diouf képp ku mas a bokk ci opposition soo defee naka sulul noonu bu ñu la jàppee ñu ne alors président Abdou Diouf moo ko jàpp wala président Abdoulaye Wade moo ko jàpp léegi il faut que loolu génn ci xelu nit ñi. est-ce que loolu taxul woon sax ñu fal président Macky Sall. exactement ko yooyu dañ mais bu nekkee dañ loolu tax ñu fal président Macky Sall ba pare ñuy gisaat même chose yooyu di répété wu est-ce que loolu tamit du jaaxal tuuti population mooy li la Ajaratu Aram di laaj. waaw Ajaratu Aram li mu wax parce que loolu président Macky Sall mënu ko fi jëlee parce que président Macky Sall dafa fekk ay siis di nommé ay juges yu nga xam ne dañuy jugé donc mënul taxaw ne moom ku ko neexul dañ koy jàpp mais mënul taxaw ne ku ko neexul dañ koy bàyyi loolu man mënuma d'accord ne président Macky Sall ki la tànnal siège bi ndax du la tànnal fi ngay xool tamit. waaw mais loolu sa xalaatu bopp la rek bu la neexee nga wax ko parce que li nga xalaat nii ak man li ma xalaat du benn man li ma xalaat mooy Macky Sall nitu dëgg la ñi mu jox poste en tout cas man de tey moom laa faral mais su ma waxoon ne defal lu dul yoon ma ne ko du ma ko def. waaw ñi fay ñëw nag te bëri fa fan yi loolu muy transhumant mel na daa côté président fan yi neex na ñooñu la wax si ñoom. comme ñan. bëri na ay Souleymane Ndéné Ndiaye ay Fada ay Fatou Thiam mi fi jógee keroog bëri na ay transhumant rek la mel na ni daal. Aïda Ndiongue dem na. waaw Souleymane Ndéné moom. ak Aïda Ndiongue li ñu ko fi tuumaal. wax ko fi ay bijoux 45 milliards di wàcc ba après tey ni fi ngeen jaar ak moom mu ñëwaat fekk leen. waaw kaw Souleymane Ndéné moom. amul ay pression si suuf. non. amul pression kay bu doon am tëj nañ la ko sa bopp ba génnee la loolu pression amatul kooku moom dafa moom Aïda Ndiongue léegi dafa set ci coobare boppam xalaat xool candidat yi fi nekk parce que Aïda Ndiongue du cuune xam na fas wi dem ak wi dul dem parce que yàgg na ci politique man nekkoon naa socialiste man ak moom xam naa ko bu baax bu toogee xam ne moom activité politique am forcé mu def ko te gis na kii dem sañ na def soit pour ànd ak moom bon Souleymane Ndéné transhumé coalition la def parce que nit ñaa ngi topp di wax xaw ma dañuy wax parce que loolu lañ bëgg a wax xaw ma dañuy wax pour que dañoo mere APR parce que Souleymane coalition la def. te coalition bi mu def c'est très normal mu def ko. transhumé la ba tey rek. waaw mais bu la neexee nga tuddee ko transhumé man ma tuddee ko coalition. parce que nee na collaboration la. nee na collaboration la. retour transhumé. parce que Souleymane Ndéné. waaw. su fekkente ne activité politique am daf ko war a continuer. tey amul ku mu war a topp ci Sénégal ku dul président Macky Sall parce que mënul dem jiite PDS nekk premier ministre jiite seen campagne ba pare tey mu retourné di topp seen kaw mënul ne. moom ban njëriñ la leen amal instant bii. Souleymane bari lool coow rek la leen yokk. waaw mais loolu da nga ko xalaat rek. man Souleymane maa ngi moom ñoo dëkk. Souleymane commune bi mu nekk bi mu dëkk man maa ko gagné. candidat am man la doon jàkkaarloo ma gañe ko jaagaan barak xam naa Souleymane bu baax xam naa ne amal na njëriñ président de la République. Moustapha ci beneen mbir ba tey ci bu ñu génnee ci côté justice. ñëw ci programme. dañu gis ne opposition bi ñu bari seen programme génn na bu ñu gisee quelqu'un comme El Hadji Malick Gakou génne na paas. wax na lu bari ci wàllum yoon. Gakou barki dem moom livre la génne daal indi lu bees. Sonko voilà maanaam Gakou. Ousmane Sonko def lu mel noonu léegi tey bu fekkente ni ñoom ku jéggi dañoo listé feebaru Sénégal maanaam daal di koy def ci wu xët. dëkkañ ko daal ni Sénégal daal ku bëgg a faju moom doo faju hôpital yi day xaw a feebar daanaka sax ñu ngi naan moo gën a wopp ñu dem di fa fajoo ci. ñu waxaat ni kat Sénégal émergent ñi ngi daal di dugg ci deuxième phase bi waaye ba tey émergence bi amagul. nu ngeen di teg ci kanamu askan wuy ngir jàkkal la ku jéggi ngir wax leen ni kat li ñu romb xëy na même bu dee metti na li ñëw mooy dàq ndax dañuy wax naan ku la dikk ndékki wala añ jox la ndékki ayca amal yaakaar waaye ndax joxe ngeen ndékki sax ngeen ñëwee ci bopp réew mi ak léegi juróom-ñaari at boobu ak léegi. waaw xam nga ku génn jëm ñaajo rek
jëm ci àll bi da nga xam président Macky Sall fan la fekkoon réew mi ak fan la ko yóbbu ku dem Saloum daan traversé di dem Casamance jaar diggante Kaolack ak Nioro Dirib ak poste Kër Ayib da nga xam président de la République li mu liggéey ku dem Kaolack war a dem Kaarang jaar Passy gis yoon wa ni mu meloon da nga xam président Macky Sall li mu liggéey ku dem Foundiougne gis pont ba na mu bag ba ni mu jafe woon ak difficulté yi fa amoon ñu ñëw def fa port bu nga xamante ne ay milliards la def fa pont bu nga xamante ne actuellement ñu ngi koy liggéey ci 43 milliards et quelques da nga xam ne président wax dëgg yàlla am na lu mu wax ci lu mu diggoon réew mi mais am na lu mu def ci réew mi dafa fekk nag li nit ñi bëgg yàlla sax su ko mënee deful lépp il faut que am lu nga xamante ne ay manquement la man mii tey su ma la waxee dëgg signature yi fi ma ko jëlee dëkk bu ma dem am na lu ñu ma jooy mais c'est normal parce que kenn mënul defar lépp opposition bi seen wax bëri na c'est normal parce que jamono ji ñu toll kuy opposé war nga yëngu pour ñu gis la yëngu bu ànd ak programme aussi waaw yëngu bu ànd ak programme parce que nan ko ku ci demee ni Sonko man su ma ko jege woon naa ko conseil oui ah bon su ma ko jege woon bëgg leen a daane nga koy waaw waaw ma koy conseillé parce que loo koy wax dama koy wax ne ko président Macky Sall bi mu bëggee réew mi boole ko ay xaste ab yar la woon Sénégalais yi ak tey ak correct bañ am ci moom yaakaar dénk ko réew Sonko lu mu wane ci xeetu reewande yooyu da nga koo gis Sonko heure bu tenir discours am Macky Sall sàcc la Macky Sall def lii Macky Sall def la lii Macky Sall lu baax lu ñaaw lu nekk mu koy traité président Macky Sall te Sonko bu mu jàpp bu mu yaakaar ne moo gën a neex nit ñi xel wala moo leen ëpp xam-xam président Macky Sall mun fi def lu nga xamante ne Sonko kese moo koy xam te loolu li ma ko ciy conseillé mooy. mi ngi woon ci administration bi de. waaw déglu ma rek. li ma ko ciy conseillé mooy boo waxee benn nit ñu vérifié ba xam ne wax bi du dëgg loo waxati dañ koy classé ci loolu benn ci événement bi am barki démb Ziguinchor dem nañ ba ñëpp xam nañ ne wax ji du dëgg. loolu nag day saru nit ñi la soo ko ne. donte enquête baa ngi wéy. waaw mais man am na preuve yu ma la wax rek nee naa la bu fekkoon ne lu am la. jamono jii ñu toll. ni ko noonu am nañ yeneen preuve yu nga xamante ne du ñu xaar enquête. en tout cas man Moustapha Mbaye personnellement. su ma yoroon fils dem di recenser ab sàndar ma ñëw ne ma jox ma ko ma nekk opposition dama lay xaañ. birig lay jël dóor la ko. tool yu tàkk. ndax jaaduwut xam na loolu ku nekk xam na ne jaaduwut. donc loolu du nekkul lu mën a nekk. te yu mel noonu nag moo koy feeñal ba li mu bind ci livre bi ñu bëri dootuñu ko gëm parce que bu fekkente ne li muy wax diiru bu gàtt dañuy xam ne lii muy wax du wax ju am dañuy classé ne moom ci loolu lay xuus. voilà te comme dafa bëgg li président Macky bëgg. na jaar fi président Macky jaar président Macky di xasu fi benn président de la République waxu fi kenn wax ju ñaaw. depuis mu nekk opposition. depuis mu nekk président de la République. waaw loolu moom dëgg la président Sall moom. duñ ko dégg muy attaqué nit personnellement. waaye nag ay xew yoo xam ci sew yu xaw a sew ci suuf di dompata ka xusi di wax ay wax fañ ni ko la naka la ko waxeeti woon. loolu day bàkk ku ne am na xam ne sax. waaw caay gi gis naa ndeysaan benn vidéo am benn mag di ko tooñ Facebook nee na président daal booy wacaa ko ci ndox mi nga xam mi ngi inondé ci mbedd mi. mbaa ndax nekku ni yu mel noonu la opposition bi dina teg ci mbeddu Sénégal yi maanaam président Sall dëgg la def na ay yoon mais nag fi ñu koy xaar faneen ñoom dañuy gis ni maanaam li ñu duppee njàngum Sénégal. yow xam nga ni bu baax xam naa ne fi nga doon wax naan dëkk yi nga dem di fa wut ay signature lan la joytu ndax ay écoles yu baax bokku ci. lan la joytu ndax bëgg a faju ndax bokku ca. ni mu wëree Sénégal. ndax yooyu nekkul ni président Sall am réew tam day baax li koy taw nit bala ngaa liggéey wax émergence day fekk nga mën a wér. te bala ngaa wér da ngaa mën a am fajukaay yu baax. te léegi hôpitaux yi Sénégal yi moom daanaka ñoo gën a feebar ñoo fa dem di fajoo ji ndax nekkul ni foofu la président Sall xaw a échec un peu ci 7 ans au pouvoir. waaw man loolu jàpp ma ne échec la. parce que machine bi nga xam ne moo nekkoon Dantec. amoon ay jafe-jafe. ministre Diouf Sarr. Diouf Sarr. dandoon na machine bu bees indi ko fi. dafa fekk ne réew mu màgget boo ko ñëwee yor ko bu ko beesal
il faut que du ñàkk lu nga xamante ne dina la traversé moo ñëwoon ci ndox mi ñëw ci machine yi appareil fi nekkoon yëpp yu ci bëri actuellement duré na 40 ans wala duré na 20 ans tey tamit nag kuy nom let il faut nga toj leen voilà donc loolu la am na ay machines yu baaxul mais président mu ngi ci def kamtalaay kattan parce que léegi bi may ñëw dégg naa waaye hôpital CTO di jooy lu mel noonu seen machine dafa paan loolu nag li ñuy wax mooy ñaan président mu def ci yitteem ndax nag bakkan moom dara ëpp ko solo. d'accord jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal dinañ ci dellu si waat ci kanam tuuti incha allah Moustapha Mbaye responsable APR président du conseil départemental de Foundiougne ñu nekk di waxtaanee présidentielle 2019 guerre froide entre pouvoir et opposition dinañ ci dellu si waat ci kanam tuuti incha allah en attendant mën nañu waxtaan tuuti ak Fatou Xalaas laata ñuy waxtaan ak ci moom dama bëgg Alaaji Sala Bigué Ndiaye jox ma biographie bi wax ma yaay kan. ndax moom sa papa la waaye tamit mbokk bu jege la loolu moom moo ñu ko war a mën a fësal ak Sala. waaw moom sama doom la. Ndeye la Xalaas yaayam sama cousine la. papam Ousmane Dieng Saliou Dieng mu jur Ousmane Dieng ak Ousmane Ndiaye mu jur ñoo bokk benn ndey. papam Ousmane Dieng sama papa Ousmane Ndiaye lañ ko tuddee sama papa. lañ ko tuddee kooku mooy sama taawu papa ñun ñëpp moo nu yar. kon kii sama doom la sama jarbaat la. ba pare li muy def aussi. doon na ko ci ñaari fànn doon na ko ci côté kër baay doon na ko ci côté kër yaay yi nga xam ne moom mooy yaayam sa mbàjjan Fat Samb yaay sa maam bu jur sa papa Ousmane Awa Samb nga xam ne ngaay buñ fu musaan def xaxar Modou Mbacke dina xam la mooy xaxar jeeg bu ñëw sëy si ci ngaay buñ ko waree xaxar wala ñu war ko wax lu baax wala ñu war a génn cosaan ak aada maamam jooju di Awa Samb moom lan daan woo mu nekkoon maire bu amoon culture Awa Samb moom sam papa tudde na ko doom Awa Ndiaye ba pare yaayam ci askan wi mu bokk maanaam askanu ngéwél dafa am ay branche comme ni ñaan faramaareen ñi naan ay xam nga dafa bari moom askan wi mu bokk yaayam ak di Ndey Jaara Géy ñoo bokk ndey moo tax ma ne dafa doon li muy def ci côté yaay doon ko ci côté baay ba pare nag aussi man bi ma ko xamee nii ci média bi sax yàggul mais daf ma impressionné parce que dama ñëw seetaan benn clip xaw ma benn télévision. d'accord ñu invité ko ñu ni Fatou Xalaas ñu ni doomu Ndeye la Xalaas mais malheureusement jotuma seetaan émission ba mu jeex. mais depuis loolu ma gis ko mu impressionné ma. même papaam keroog bi mu ñëwee ci ngay sama nganale. nee na ma sama doom de mi ngi yëngu ci affaire yi na ko bàyyi xel. dëgg la kon tey. moo tax tey mu ñëw fii si na tubaab dem na Paris. waaw tubaab dem na Paris boo yeggee Paris nag faaw nga wax bonjour boo yeggee Paris faaw nga wax ngir ñu xam dëgg ci lan la ñu war a mën a ànd ak yow tey nii ana lu ku la yebal. waa Ndeye la Xalaas nag moo ma yebal. Ndeye la Xalaas. ak Ndey Jaara Géey waaye ñu koy ñaanal bu baax sunu yaay jooju yaay Papis Niang waaye di wax ni lu waay doon mu dëgër mais jamono dafa toll foo xam ne musique du ay caaxaan métier la xam nga te doon rek doyul léegi nag ñun dañ ko war a jàng man nag ba tey maa ngi nekk di jàng waaw waaye nag fan la tàmbale balaa nga ñuy indi single waaw man dama xëy rek gis la ne Fane ñu ne ma clip baa ngi nii Papis Niang réalisé clip bi dama seetaan ko ñu waxtaan ci léegi nag ci loolu laa bëggoon nga wax ma rek waaw man wax dëgg yàlla moom sama yaay Aji Jaara Ñang maa ngi koy nuyu de passage ak tonto Bas moom ma njëkk a yéegal chaîne ma joué festival Kaolack boobu muy def chaque année mu ni ma ñëw rek mu ne ma yow doomu taasukat nga yéegal nga joué ma yéeg joué live man dama yéeg joué live firi wucc laa fa doon wax naan wuy sama ndey jug lii ñu wucc kanam am na ak wucc ginnaaw wuy sama ndey wucc ci bii boor wala balee boor wucc noo ko sentiree nga koy defee wuy sama ndey xale bi xam nga mën nga wucc waaw yooyu laa doon def naan mucc wak am na ak mucc gu ne yooyu laa fa doon def waaw ma ciy nuyu sama yaay Aji Jaara Ñang baax wax dëgg yàlla moom bokk na ci li ma formé moom ndax man moom live def naa 3 ans yoo xamante ni chaque festival Kaolack damay dem jouer doog am sama single léegi single bi mu ñëwee nag ma dem studio Laye Diagne sama grand Aliou Seck Papis Niang ak Papis bu ndaw ak moo ñoom ñëpp ñu ne ma nag kaay nit boo ñëwee di xale da ngay indi lu bees
xam nga ndax soo déglee si woy bi maa ngi naan dama am caaj teg ci am talent inspiration ak innovation waaw waaw loolu day gis naa ko waaw te loolu lépp nag ma dama ko waaw ma jéem rek nag wane ko ci woy léegi xam lu ñuy def léegi dañuy dem sur scène voilà ñu def kongote waaw jugal dox nànk rek yéeg ci kaw scène bi bu ko defee ñu def kongote tey nag ñu ngi ànd ak beneen daanaan mu di Fatou Xalaas ci morceau bu am solo nañ ko seetaan kongote moo xew looloo xew ci jamono mooy def buzz ayca Man may Fatou Xalaas ak samay feeling ku ma attan
magnifique digne fille de Adjaratou ndeysaan mu di Ndella Xalass gis ngeen muy ndaanaan ko li fadrin waaye tey indil nañu ndaanaan mu di Fatou Xalass moom it di def jéego yu am solo ci li nga xamante ne moom mooy wàllu musique muy mbalax waaye ci taasu teg na ko ci temps de Adjaratou ah te ba pare ni ñu ko tëggee ci ginnaaw dafa nice. da nga bëgg di ma dugal ci ay gaam yu métti ni nga daal moom naa mënu ma fecc. Kongoti moo xew non ma nga fecc de jamais de danse. parce que man maa yëngu nii pour jox la envie nga mën a wax. wala yow su ma defee ndëgg non ma koy doog a découvrir mais Ndella Xalass absolument kenn du ko présenté ci Sénégal suñu yaay jooju donc yàgg nañu gis yoo xam ne te mu koy def su fekkee rek dina jaar si ay tànkam je pense que elle a dina am buzz bi dina am tamit assise bi ak aura bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci moom ça sera pas simple parce que yaayam daanal la waaw non du yomb nag du yomb lengey dafa maire jox na ko lengey nag mais gis nga sur scène déplacement mi mu nekk lu am solo léegi li mu doon wax day dëggal li nga def léegi nii muy festival boobu nga tàmmoon doon dem foofu nga xamante ne mooy Kaolack expérience boobu noonu mu ngi lay topp parce que gis naa sa déplacement sur scène am na feeling am na caaj te yooyu dañ koy soxla ci artiste en général léeg-léeg Alaaji Sall xam na la may wax di nga gis artiste bu mun woy waaye du am déplacement scénique du tekki dara ci kaw scène donc loolu moom xam naa ne yow moom liggéey boobu moom réussir nga ko waa Pune Fashion loo wax ci Fatou Xalass. xanaa comme li ma doon wax rek. Nicolas nee naa leen doon moo wóor ndax lu waaye doon mu dëgër. te ku xam Ndella Xalass xam ne fépp fu mu sa taxaw way. nit ñi bàyyi ko xel. bëri feeling. lakk sa picc yaa ngi fàttaliku lakk sa picc bi mu fi woyoon. gisoo ko sama ginnaaw xanaa fu ne la génn na fu ne. bi naa yëg nga ni lakk sa picc xew. nga ne jamono yooyu ku lakkul picc bokkoo. maam Dia ñaata picc nga doon lakk. te doon naa lakk rek daa war a compter sax. Pape Diarra gi di très bien donc mu nekk lu am solo Alaaji Sall j'espère que li nga jot a dégg nii dal na sa xel teg na ko ci temps dégg nga message yu am solo yu mu jàllale ci ginnaaw ndax Kongote dafa nekk loo xam ne dafa xew dina ci ñëw léegi waaye ma bàyyi la rek nga am loo ci sànni waaw xam nga boo dee xool tey dañ ñaan ku jur doom deewuloo boo xoolee tey bien vrai que xale la mais boo xoolee ay manière am da ngay xam ne am na lu mu jël ci yaayam dëgg la c'est que ñoom seen génération ak génération Ndella Xalass ñoom li ma leen di wax rek toujours bien vrai que look bi ñuy solo moo tolloog seen jamono mais aussi de tenue traditionnelle bi aussi boo dee taasu sol tenue traditionnelle gis nga seyaay ni mu tagaloo sol benn affaire nii loolu aussi dafa am lu muy joué ci yéen mun ngeen ko ñëw d'une manière boo xam dina ànd ak seen jamono tenue traditionnelle boo xam ni dina ànd ak et ça dépend ci lié yi aussi waaw parce que loolu la quoi xam nga fii tey mën nga ñëw ne télévision nga ñëw nga solo nii amul problème mais prestation yu mag yi boo koy def toujours daal li ma lay conseillé mooy tenue traditionnelle moom boole ko ci seen sinon li ci des moom mi ngi ci deret ji et puis comme Nicolas waxee déplacement yi baax na ñime nga ragaluloo amuloo trac li ci des nag mooy texte yi aussi ne gën a riche parce que wax ji taasu wax la ju ñu xorom te nag xorom liñ naan sucré salé pimenté consommable sans danger taasu loolu la war a doon war na mën a yeete nga mën ci jële lu am njariñ mais pas day nekk nii rek nga wax nii rek dem nit ñi du ci jël dara mais boo góorgóorloo incha allah rabbi dinañ la dégg très bien Mbaa Jaam Kongote moom fu mu jógee waaw Kongote moom sama inspiration la waaw Kongote mooy osé rek fan la jógee gëm sa bopp dafa nekk moo boo xam dama ko tàmm doon fooy depuis ma nekkee xale su ma xoolee comme yow nii ni ngay présenté sa émission dama lay xool ma ne Nicolas dafa Kongote bilaay walaay moo fekk dëgg nag ne jàpp ko rek daw ak moom waaw Kongote li mu mën a bëri na Salim bi ngeen wala da nga ko takk sa bopp doo jum Nicolas wala nga toog fii naan da nga Kongote mais yow daanaa na wax loolu di Kongote woon mais Kongote wul wax de Fatou dégg lu mu wax maa ko wax Mourou Mbacke. ok waaw. plateau bi ñëpp a ko am. waaw kii moom waxtu wala Kongote moom kenn waxatu ko. waaye nag président moom dafa Kongote. loolu moom dëgg la waaw boo xoolee coppite bi dafa am ay stratégie. waaw day cay nii gis nga. am na ay mouvement yu muy def ak kaaba gi. Paa Kongote gannaaw Kongote ñëpp tata Kongote yëpp am na. waaw soo gisee argument yi mu teg. ngeen koy laaj li muy wax da koo ñeme loolu lépp si Kongote la bokk. dëgg la. xam fi ngay teg sa tànk xam nga wala mooy osé gëm sa bopp loolu la ba pare xam nga soo osé soo osé gëm sa bopp xam nga critique kenn du ko bañ
mais tam daf la war a ñaax. nit ki li ngay def da nga ci war a fas jomba. da nga ci def le maximum. tout à fait. ba nga xamante ni yow dinañ xam ne yow kan même soo mokkalagut sax yow yaa ngi jéem. xam nga un jour viendra yow di nga am xam nga loolu lépp ci gëm sa bopp la bokk. soo gëmee sa bopp da ngay bañ defet. da ngay lan la ñu mën a xaar nag ci vidéo bu bees bi single bu bees bi lan lañ ci mën a xaar lan mooy nekk promotion bi ci ginnaaw. waaw promo bi instant bi ñoo ngi ci ak di liggéey ak sunu grand Papis Niang comme niñ la ko waxee rek. Papis Niang mu ngi ca Abidjan. waaw te Abidjan ak Papis bu ndaw. wax dëgg yàlla mais nag Fatou Xalaas dafa am benn team Kongate bu nekk sama ginnaaw ma am benn commission bu mag. ku ne xam ne ni waa Kër Mbay Fall maa ngi leen di nuyu bu baax. ndax instant bi foofu mooy sama base fa laa dëkk maag sama yaay. waaye damay nuyu waa Grand Yoff ndax foofu laa yaroo. nuyu sama mbokk yaay nuyu sama mbokk papa yi ñoom ñëpp maa leen di nuyu. di leen tàllal sama loxo ñu ñaanal ma mais Nicolas ñu jug benn manifestation boo xam ni benn journée de solidarité lañ ko tuddee. ñu bëgg ko def Kër Mbay Fall. Fatou Xalaas ak Tim Kongatem waaye journée bi dañ ci ciblé taalibe yi. ndax man bi ma nekkee xale ba léegi dama koy wax sama yaay ma ne ko man dama bëgg social. bëgg ci liggéey. au fur et à mesure ngay ànd ak ñoom léegi nag ma ciblé ci taalibe yi. comme ça fond yu ñu ci mën di am rek. ñu jël ko jox ko taalibe yi dem ci seen daara yi. nettoyé ko suñu paree ñëw. bégal leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan yëkkati ay don xam nga jox leen ko mais nag loolu. su nee fii taalibe kenn mënut a romb waa Petite Goutte. dëgg la Petite Goutte association bu am solo. bu am solo def yu baax. ci population ma ciy remercier bu baax nag sama grand Mor Fall. ak Père Gora. parce que ñooñu référence lañ. boo jëmee ci wàllu taalibe rek ñooñu doy nañ ci référence waa Petite Goutte. ñu bëgg ci ànd ak ñoom nag ñu jàppale ñu. ànd teeg ñun. xam nga teg ñu ci yoon rek. ndax ñu mokkal daal. très bien merci beaucoup Fatou Xalaas mi nga xamante ne tey moo ñu indil Kongote muy nouveau single disponible en tout cas sur ce marché tissu muy taasu boo xamante ne moom la def muy Kongote nag boo ko déggee muy confiance en soi donc confiance en soi boobu moom lay woote di ko woo toute la jeunesse sénégalaise ndax xam nañu ne ñoom ñëpp ay ndaanaan lañu ci noonu nag dañuy ànd ak Mame Diarra si lañ bokk ci la ñëpp bokk c'est tout de suite. sac bi dañ ma ko yóbbante nit moo jógee ba France dëkk Sicap Rydis tudd Ndeye Seyni Diop dëkk ca France ne ma sac bi man maa ko may Mame Diarra madame Ba ndax maa ak sama jëkkër ca France dañ koy seetaan di kontaan ci moom lool léegi nag ñëw bi ma ñëw dafa ma bett moo tax ma indil ko sac léegi nag sac bi damaa bëgg nga jox ko Mame Diarra xam nga Mame Diarra ñaari jeudi yëpp ñëwul ndax mu ngi woon ci camp de vacances bi ma ne woon damay bàyyi ba nga ñëw ma dox nànk ba ci yow ndax yóbbante àq la lu dëgg Modou Mbacke macha Allah jox la sa sac bu bees tax Ndeye Seyni Diop mu ngi ca France mu ngi lay seetaan moom moo yëkkati sac bi may la Mame Diarra merci beaucoup Ndeye Seyni waaw Ndeye Seyni daal moo la jox sac bi vraiment jox la sac qualité ah marque la couleur bu ma neex nag ni ko laa xool ma sama teint ak sac bi lonkal ma xool yow kii moo dégg xam nga soo ko defee xam nga ni monsieur Ba day gën a baar de waaw waaye Ndeye Seyni merci beaucoup waay Ndeye Seyni moo la defal loolu Ndeye Seyni merci beaucoup voilà lu ma neex xam nga jigéen ko jox sac ku ne yaa ko sañ selo te xam nga dañuy wax Pune fashion fashion gi day gën a voilà donc ñu ngi koy sargal bu baax Ndeye Seyni du côté de la France ñu bokk ci fidèles téléspectateurs téléspectatrices yi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel grâce à l'application DTV Sénégal ou le site internet www.dtv.sn ñi nekk ci réew mi ñu ngi ñuy seetaan canal 12 ci décodeur bu mucc ayib bi nga xamante ne moom la ñuy wax décodeur TNT by Excaf ñu jàll ci nag ci waxtaan bi Mame Diarra war a waxtaane humanité inclusion camp de vacances inclusive. waaw effectivement Nicolas comme ni nga ko waxee tey dañuy waxtaanee humanité inclusion camp de vacances inclusive xam nga Nicolas inclusion fa nga ko dégg rek dañuy lëkkale ñi nga xam ne dara dalu leen ak waylaago yi. ñu gis ne aussi camp de vacances wala colonie de vacances nekk na loo xam ne ba vacances jotee xale yëpp dañ ciy bénéficier wu ba mu des xale yi nga xam ne dañoo amee laago. ndax bu ngeen xoolee ñi nga xam dañuy organiser ay camp de vacances wala colonie yëpp dañuy yóbbu ay xale te xale yi yëpp dañoo am droit au loisir. comme xale yi ni ñu amee droit au loisir noonu la xale laago yi aussi amee droit au loisir parce que dama koy faral di wax naan leen l'enfant n'est pas une calebasse qu'on remplit mais un feu qu'on allume. D'accord. ci biir loolu nag waa HI handicap international
ñu ne ñoom dañoo bëgg di jël toutes sortes de types de handicap di leen defal ay colonie wala camp de vacances inclusive booy xool bi mooy suñu 7e édition macha allah ñu def ko nag ñu bi yoon nag ñu ciblé ci ay non entendant maanaam ay sourds-muets ñoo xam ne du ñu dégg te mënuñu wax xam nga ñooñu pour nga yóbbu leen colonie dafay métti mais yàlla suturaal ñu dimbali ñu amoon ci 47 enfants mais dafa ne 47 yi 27 yi ñoom ñooy sourds-muets yeneen 20 yi dara dalu leen ñu def inclusion boo xam ne ku ne di nga mën a yóbbaale sa morom Nicolas fekkee élément bi pare na dañuy daal di dem région waay yow da nga màgget ci diggante bi wala da nga fàtte na nga doon yónni rek mu dem léegi ngay pare naag parewul ak élément bi i rési demal Nicole damaa jëm mag léegi nga jëm mag wala xol bee sedd ndax saag bi waaw saag bi nag xol bi dafa sedd moom très bien kon ma bàyyi la nga yónni gars yi voilà rési dem leen boo xam ne c'est inclusive waa H yi ñoo ko organisé muy humanité inclusion waaw léegi ñii nag ñu yor fii ay xale yoo xam ne lañ ay valide lañ ak ay sourds-muets yoo xam ne mënuñu waxte seen déggin neexul ñu yor leen fi pendant 15 jours ñu leen di defal nag léegi benn atelier boo xam ne soufflage la tudd soufflage bi nag peinture moo koy defar ak ay dessin su ngeen gisee léegi ci image yi yéen a ngi gis ni ñoom ñoo ko doon defaral seen bopp mu nekk loo xam ne geste bu noble la initiative bu noble la ñu ci sant waa humanité inclusion nekk na loo xam ne dessin yi xale yi ñoo ko defar wax dëgg yàlla kon doomu handicapé du dara ça dépend si ni nga koy gérer rek ndax handicap du dara. lu ñuy inspiré c'est parce que dañu naan ni ki tey moom mënuñu def ay programme yu nga xamante ne pour ay xale yu am laago ñoom kese la te dañu gis ni ki la plupart activité collectivité éducative ay xale yu am laago bon du ñuy participer ci activité yooyu c'est parce que tout simplement parfois seen waajur yi du ñu am moyens yu nga xamante ne yooyu la ñuy cotiser pour xale yooyu mën a participer et tey jii nii comme bu ñu waxee le droit des enfants nar ñu def benn dichotomie entre le droit des enfants handicapés et les enfants yi nga xamante ne amuñu benn laago kon ñoom ñëpp ñoo bokk yem ñoo tollu en matière de droit et autres maintenant pourquoi ñun la société di privé xale yooyu de ces activités de loisirs là loolu moo tax c'est ce qui nous a le plus inspiré ñu naan ni ki il faut qu'on donne la chance à ces enfants là de pouvoir jouir de leurs droits loolu moo tax ñuy organiser ces genres d'activités quoi mais nag mënoon nañu tamit de manière spécifique ñu organiser ces activités là pour les kii xale yu nga xamante ne yu am laago mais dañu naan ni ki dans une société qui se respecte mënuñu di berñe quand on organise des choses il faut que nous won ñeneen ni que ils sont tous ensemble loolu puisque ñoom ay xale lañu ça permet maintenant de forger et de préparer yeneen xale yi nga xamante ne amuñu laago ñu xam ni kii société bi ñoom ñoo ko bokk te à partir du bas âge déjà ñoom bu ñu comprendre handicap bi ñu intégrer ko après du am ay problème de stigmatisation ou bien ñu kii no parce que ñoom dañuy minante dañuy accepter le handicap comme faisant partie de la diversité humaine de l'humanité quoi. si suñu organisation dañu nekk di tester benn dispositif bu nga xamante ne xale yooyu la ñuy jël ñu dugal leen dans les écoles ordinaires pour ñu mun a jàng ak yeneen xale yu nga xamante ne kii dañuy dégg am ñu benn problème donc puisque ñu ngi testé dispositif boobu te ñu gis ni ki dispositif boobu mu ngi fonctionner parce que ci ñeenti école lañu nekk di testé dispositif boobu mooy école caserne Samba Diéry Diallo école kii APIX bii ni bu ñu nekk ni APIX ginnaaw raay sud ak tamit école Thiawlène bu nekk Tëngéej Rufisque ak benn école élargi Omar bu nekk Ziguinchor au niveau du côté marché bu ko donc comme que ñu ngi testé dispositif boobu xale yooyu voilà ñuy jàng au même titre que les autres léegi nag ci biir évaluation yi ñu gis ni ki ay xale yu nga xamante ne ay muuma la am na ci yeneen classes yu nga xamante ne ñoom ñoo jël première et donc pour de manière kii ñu naan ni ki léegi nag naka la ñuy def il faut que ñu organiser benn camp de vacances bu nga xamante ne day permettre nag xale ñooñu ak ñeneen yi ñu ñëw ci bokk ci camp de vacances boobu et même ci boo gisee kii camp bu nga xamante ne c'est un peu spécifique parce que day am toujours chaque jour day am 2 heures de temps bu nga xamante ne c'est des cours pédagogiques ay enseignants ñuy ñëw ñuy renforcer xale yooyu ci cours yooyu léegi nag après ces renforcements ñun tamit ñu continuer ay activités loolu moo tax boo gisee sax ñett atelier rek la ñu monter mooy confection pot de fleurs confection kii porte-clés yi ak tamit soufflage bon ñeneen ñi naan ay batik affaire de noonu kon ñett atelier yooyu la ñu monter au niveau de ce camp là parce que dañu
ñu naan ni ki bu ñu naree def comme d'habitude monter yeneen atelier yu bëri bon day xaw a compliqué ci biir camp bi quoi d'autant plus que ñeneen ñi dañuy jàng ñeneen ñi dañuy kii te boo seet bon activités yi sax ñoo gën a am solo que peut-être ñoom lu ñuy kii nii parce que yooyu da leen di permettre ñu leen di jàngal benn métier bu nga xamante ne ñoom tamit bu ñu nekkee seen kër bu ñu delloo seen kër comme par exemple ay kii nii ay soufflage ou bien ay confection qui porte-clés mun nañ ko defar ñu jaay ko et ça leur permet quand même d'avoir un peu de moyens parce que ay kii yu nga xamante ne ça nécessite pas beaucoup de moyens pour nga mun a am matériel yooyu quoi ay perles ay pétaaw ay yooyu boo xale bi bu ko amee rek bon mun na déjà confectionner ay kii yooyu damay ñaax population bi pour ñu ne leen ni ki xale yi ñëpp ñoo bokk yem quoi muy nga nekk laago ou bien nga bañ a nekk laago ñooñu ñëpp ñoo bokk yem donc nit ñi dañ leen nar a respecter ñu jox leen seen ak yelleef quoi donc yooyu moo ci ëpp solo parce que tey jii nii bon la plupart nit ñi boo gisee booy doon dox nii nga gis benn kii nga tase ak benn laago ni ci kii ngay naan ndeysaan ñooñu soxloo ñu benn yërmande dañu bëgg nag nit ñi ñu comprendre leen ñu intégrer leen te ñu respecter leen ñu jox leen gëdd bu nga xamante ne ñoom boobu la ñu am quoi surtout xale yi nga xamante ne ñoo nekk nii ñun tamit dañuy ñaax parents yi pour que parents yi tamit ñu gën ñu jàppale parce que tey jii nii comme par exemple comme ni ñuy wax ci école bi tant que parents yi ñoom tamit jàpp ñu ci donc xale yooyu du ñu mën a ci quoi donc loolu moo tax nag ñuy ñaax parents yi pour que au moins ñoom ñu jàppale ñu ci liggéey bu ñuy nekk di def nii parce que tey jii nii ñun mun nañu investir ay moyens mais tant que parents jàpp ñu ci kon. très bien ñu nekk ñu jàmbaare ndax liggéey bi yombul benn yoon lépp dañ ko def fonds propre Mame Diarra mais ñuy gis ñu ci expliquer ma bëggoon ñu jëli si waat ci li nga xamante ne noonu la xale yi passé ak yéen camp de vacances d'inclusion boobu noonu nga wax ñu naka lañ ko dundee naka lañ ko gisee et puis tey lan moo doon particularité wu camp de vacances bi. voilà Nicolas particularité wu camp de vacances bi xam nga boo déggee camp de vacances pour ay kii mais bi yoon dañ ci dugal cours de vacances. parce que xool nañ ne xale sourds-muets yi dañuy gaaw a fàtte te bu ñu toogee ba vacances yi jeex te jànguñu dañuy fàtte li ñu jàngoon ci lañ dugal cours de vacances chaque jour da daan am 2 heures de temps boo xam ne dañ koy def cours en langue des signes. en même temps aussi xale yi nga xam ne dara dalu leen dañ leen boole ci cours boobu. bi ñu defee aussi jongante ki ko jël bi ñu defee composition bi kaamil di jeex ki jël première sourds-muets la te ñi fa nekkoon ñëpp ak ñoo xam ne ay valides la ñu dañu defoon écrit def langue des signes mais gis nañ ne moom moo jël en langue des signes li nga xam ne moom mooy première bi mu nekk Nicolas loo xam ne camp de vacances boo xam ne dafa riche parce que booy xool aussi am na xam nga école inclusion yi bëriwul ba tax na ñu bëri mënuñu yóbbu seen doom yi ñuy jàngi mais booy xool ak par rapport ñun lii ñu leen jàngal nii tey dina leen permettre ñu réduire li nga xam ne mooy yelwaan bi parce que booy xool jàngal nañ leen soufflage jàngal leen porte-clés jàngal leen pot de fleur ñetti atelier yëpp buñ ci def rek dañ ko mën a jaay am ci xaalis boo xam ne liñ doon yalwaan sax dinañ am loo xam ne daf koy ëpp parce que ku gis tey sourds-muets bu defar porte-clés di ko jaay boo bëggul woon jënd sax di nga jënd parce que ñun ay sénégalais lañ te ku ne xam nga ne xolu sénégalais dafay sot solidarité dafa am suñu biir dama doon waxtaan ak benn parent bi ñëw mu ne Mame Diarra boo amoon doomu handicapé nan nga koy def mën ko du ma ko yërëm parce que boo ko yërëmee gaañ ko affaire bi travaillé ko 5 minutes mu ne Mame Diarra lu tax nga wax loolu dañoo bëgg ñi nga xam dañoo am ay doom ñuy laago Nicolas gis nga boo amee doom muy laago bu ko yërëm soo ko yërëmee danga koy lor te bu màggee lay feeñ gis nga doom yëpp doom kese doom lañ doom yëpp doom lañ doom ni ngay traité beneen doom traité ko beneen doom jàngal ko liggéey dugal ko école waslu ci ak parce que ñun ñëpp yàlla daf ñu jox rek ñu sàmm buñ paree dañ koy def compte rendu te ku taxaw ci kanam yàlla di def compte rendu sa digganteeg sa doom war na nekk loo xam ne boo taxawee ci kanam yàlla di nga mën a siggi doomu way laago du dara man ak maa bëgg am doomu way laago dinaa ko traité comme ni may traité sama yeneen doom yi doom kese la te colonie de vacances bi ñu bëgg Nicolas beneen yoon ñu gën cee jàpp ndax 13 jours nga yor ko ay xale yoo xam ne ay laago dañoo amee laago surtout sourds-muets dafa nakaree communiquer bu ñëw leen lettre laajtewu leen soutien laajtewu leen demu leen seeti ministère de la santé c'est que xam nga Sénégal bind dafa yéex Sénégal mun nga dem ba sa activité passée fekk courrier bi sax eggul loolu affaire sénégalais la moo tax des fois da ngay bëgg demal sa bopp rek loo ci am jël parce que loolu mooy gën mu nekk aussi loo xam ne vraiment man sax dama si jàngat camp de vacances bu metti la mais man sax dama si jàngat ndax man ay langue des signes mënu ma ko woon xale yi nee nañ bu ñuy wax bonjour da ngay def nii yi mooy bonjour nii def nii
ok bonjour. d'accord sooy wax fii ngay def nii nii sooy wax maman nga def nii booy wax papa nga def nii. xam nga yooyu yëpp tey jàngat la boo xam ne vraiment ñun affaire bi man dama ba ma demee ba muy jeex sax dama triste. parce que xale yi dañuy dem ba dañ lay miin. bi ñu leen yóbboo parc Hann dafay dem di nekk une famille. voilà bi ñu leen yóbboo parc Hann ñu ngi naan ñu may wax gaynde mais balaa maa comprendre gaynde ak maa sonn ndek rek ñoom gaynde nii lañ koy defee. bu ñu defee nii rek nga xam ne gaynde la nii. crêpe bi quoi ok. mais balaa ma kaa comprendre ak maa sonn mu nekk loo xam ne Nicolas vraiment dafa neex type de handicap ñun yëpp la ñuy traité. mais bi yoon sourds-muets yi dañ ci ëpp. parce que sourds-muets yi bokkuñu daal dañ leen laissé tuuti. kon il faut que ñu jël leen insérer waat leen suñu biir. jàngal leen àdduna jàngal leen li nga xam ne moom moo fi ne. parce que ñun ñëpp dëkkuñu fi dañ fi ñëw benn mission rek bu jeexee dañuy dem kon bu ne sa mission war nga koo accomplir. vraiment colonie de vacances bu neex la nag. ñu ciy gërëm bu baax waa DTV ndax mooy benn télé bi fa ñëw boo xool ki doon wax sànq sax chef de projet bi mu ngi koy wax ne c'est la seule télévision qui était là c'est la DTV la télévision inclusive di wane ne wax dëgg yàlla seen inclusion wër na àdduna macha allah ñu ngi leen parce que man sax dañ maa sigil parce que keroog ba ma yoree micro bi di interview Mame Diarra yow Mame Diarra yaa fi andi télé bi loolu dafay neex si xol vraiment man daf ma neex jour dama tëdd rek nelaw ndax xol bu neex macha allah ku ne péché nañu noonu muy Mame Diarra ñu namoon ko lool ñaari jeudi ñëwul woon li ko waraloon moo doon camp bi mu nekkoon jëm ci humanité inclusion camp de vacances inclusive ñu àndoon ci ak moom donc rendez-vous jeudi prochain inchallah toujours dans C'est lañ bokk ci la ñëpp bokk on se retrouve tout de suite après cette page de pub. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Car International est une filiale du groupe Car Espagne. Car International évolue dans le domaine du vitrage et de l'aluminium. Ce secteur requiert un niveau très élevé de spécialisation, de performance et de créativité. La qualité est le credo de notre entreprise. Qui dit qualité, dit sécurité, donc contrôle et finition. Car International a lancé Car Service afin de répondre aux exigences du secteur et intervient dans tous les domaines de la construction. Vitrage, polissage, biseautage, double vitrage de 125 pièces jour, toutes dimensions, cintrage, rond et demi-rond, alucubon, mécanisation pièces. Car International a une capacité de production de 350 portes et fenêtres par mois avec un système industriel pointu, des locaux normés, des techniciens expérimentés sous la houlette d'un directeur et d'un chef de production espagnol. Car International.
retrouve pour la deuxième manche dans Toi-même tu sais, le rendez-vous incontournable. Du souhaiter joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Santé, bonheur, prospérité, succès et beaucoup d'argent. Encore une fois, ñu def mention spéciale Ismaël Lolo ci liggéey bu am solo bi nga xamantene mo ngi koy liggéey un peu partout à travers le monde, mais aussi féliciter Fatou Khalas mi nga xamantene elle vient de démarrer sa carrière, génne single tuddee ko Kongoté muy wax lu jëm ci walum audace, walum confiance en soi. C'est important ci jeune génération bi ñu jël jàng loolu bu baax a baax dafa am solo. Di leen fàttali décodeur TNT by SK 25 000 francs CFA nga mën a am plus de 77 chaînes boo ko jëndee ñu may la ñaari weer yoo xamante ne doo fay dara. Carte SFR bi mooy carte bii di tax ñu mën la identifier def ko sa tur sa sant sa numéro de téléphone ngir bépp réclamation wala bépp soxla boo ci am ñu mën a xam ban client la ñuy jëflante. Loolu yëpp ñu ngi ci ànd ak groupe Excaf Télécom muy décodeur TNT by Excaf. Fini l'analogique et bienvenue le numérique. On est toujours en compagnie de Moustapha Mbaye, responsable APR, président du conseil départemental de Foundiougne. Ñu ngi doon waxtaan ci sànq présidentielle 2019, guerre froide entre pouvoir et opposition. Il vient de nous rejoindre sur ce plateau, monsieur Mohamed Tafsir Bayo, muy porteur du projet Sunu Réew 221 projet de sensibilisation pour un éveil des consciences qui nous mène vers un développement personnel d'abord et pour celui du Sénégal ensuite. Donc mu nekk projet bu am solo boo xamante ne ki ko taxawal muy Mohamed Tafsir Bayo. Naka nga def? maa ngi fi salaamaaleykum Nicolas. yaa ngi ci jàmm ñëpp ñu nekk si plateau yi. Ça se passe bien. alhamdulilah naka sunu Réew 221. Sunu Réew 221. Sunu Réew 221. waaw ça se porte bien. Ça se porte bien. Ça se porte bien. Très bien léegi nañu seetaan benn extrait ñu seetaan extrait wu vidéo bi nga réalisé. ñu xool ko dellu sur ce plateau bu ko defee ñu yaatal waxtaan bi ndax ñoo ngi ànd ak Modou Mbacké Niang mi nga xamante ne lépp lu jëm ci wàllum diaspora ci kër gi muy la magie de toutes les télévisions sénégalaises moom lañ ko bàyyile ñu seetaan vidéo bi te dellu si waat. Décider de prendre le large, c'est ton choix. La mer, ces vagues te donneront pas le choix. Je comprends ce désespoir qui t'y oblige. Je comprends cet espoir qu'il t'inflige. T'es à bout, tu te dis que ta vie n'a plus de sens. T'as un rêve, tu y vas sans conscience. La route est longue, difficile avec des tensions. Des gens meurent, t'as suivi les informations. Les passeurs te mentent, ils veulent qu'à ton argent. Ils te traiteront comme un chien, tu seras leur mendiant. Pourquoi partir sans aucune conviction? Pourquoi partir sans aucune assurance? Pourquoi partir juste parce qu'il faut partir? Je ne te souhaiterais pas une bonne chance. T'as décidé de mettre ta vie en instance. Il est temps qu'on fasse nos adieux. Sache que l'Occident, c'est pas le paradis. Ça mérite des applaudissements. Hein. En tant que jeune, nous sénégalais, am initiative bu toll nii dañ lay féliciter d'abord ci xam-xam bi li waral nga toog xalaat pour mën a taxawal lu mel ni Sunu Réew 221. donc ma bëggoon ñu tàmbale ci kañ nga ko monté. ak source d'inspiration bi sa xel ci lan la nekk ba nga ne faaw nga taxawal lu mel nii. vidéo bi ou bien projet bi. projet bi vidéo bi nañ dem ci projet bi d'abord. Bah projet bi déjà lu tax mu jóg. mooy je pense que sénégalais ñu ngi koy fàttaliku match US kii US Wakam. ak Mbour. mooy drame bi amoon stade boobu noonu dama toog affaire yi daf ma choqué woon quoi daf ma choqué parce que je me suis dit que lii nii lu dara lu dul benn instant suñu indiscipline moom moo ñu ko may moo taxoon ni yegg ba foofu. je pense que prise de conscience bi foofu noonu la jógee. après ma def benn vidéo boo xam ne ak sama portable laa ko def ko nii dugal ko noonu. après ma gis ay retour amaat benn instant ma defaat benn vidéo mooy temps wu Casamance bi ba rebelle yi amoon ñu rey mooy ma defaat beneen ba gis tamit beneen retour encore léegi du coup je me suis dit mais pourquoi pas lii nii ma professionnaliser ko xool léegi nu ma ciy demee quoi
Très bien, mais mu nekk loo xamante ne ci biir documentaire bi damay dégg ngay pourquoi. Maintenant, d'après vous, en tant que jeune initiateur de ce projet, le pourquoi boobu naka lañ koy tontuwee. waaw pourquoi bi c'est des questionnements quoi. Oui. Parce que mooy tey da ngay gis tey benn phénomène mais d'habitude je te dis que mais naka la nit mën a yegee ci benn dimension bay def yenn yi. En fait c'est ça quoi. su ñu jëlee exemple vidéo bi gars yi di tukki ñoom ñëpp xam nañu ko am na danger risque yi nga xam ni pour nga dee moom moo ëpp risque yi nga xam ne pour nga échapper wu. mais gars yi dañuy dem. mais léegi pourquoi léegi ñuy dem cause yi parce que gars yi mënuñu à chaque fois waruñu leen jeter tort bi quoi parce que vidéo bi defuma ko pour wax gars yi non bu leen dem non juste que réalité laa wane parce que gars yi kenn mu leen empêcher dem. léegi dama bëgg nga tontu pourquoi yi moo tax ma lay laaj. yow laa bëgg nga tontu pourquoi oui. waaw cause yi bëri na. cause yi bëri na tey booy xool tey jeunesse bi emploi bi manque d'emploi bi benn cause la boo xam ni dafa am. tey jii jeunesse bi dem na. côté boobu dañuy wax ne emploi bi aussi day dem ci côté qualification aussi. ah ba ñu jox ndaw ñi liggéey waaye ndaw ñi ci jàng wala ñi ci am qualification dañu néew. non mais loolu noonu je me dis que loolu éducation bi la loolu noonu déjà ci formation bi la loolu ci système bi la déjà parce que tey nit bu nekk am na talent nit ku nekk am na talent moo tax je me dis que ku nekk à chaque fois loolu lay wax yow yaay doon sa président bopp. bul xaar dara ci gouvernement. mooy tey même tey boo amul benn qualification amoo diplôme mais yow boo toogee en âme et conscience xam nga ni que yow am na loo xam ne yàlla def na ko ci yow loo xam ne war nga ko mën a produire nga teg ko. comme lu may wax à chaque fois gouvernement lenn la mën mooy accompagner jeunesse bi accompagner ñëpp. mais am na loo xam ne yow la déjà d'abord day nekk ci yow nga génnee ko. après gouvernement bi ñëw accompagner la. très bien man sama dernière question laata may jox ñi ma bokkal plateau bi mooy le choix pourquoi nga def vidéo bu toll ci dimension bu toll nii. ba pare nga def ko version française te mu leen ne ñi nga war a touché ñu ci bëri. amaana que jànguñu wala comprendre ñu tubaab. ok déjà vidéo bi nu mu ñëwee c'est naturel parce que dafa am ku may liggéey lool mi ngi tudd Talib moom moo def vidéo bi. parce que dafa toog gis benn image boo xam ne si montage bi la bokk mu gis ko parce que comorien la quoi affaire bi choqué ko mu ne ma mais lii nii est-ce que ça existe. ma ne ko mais instant bi vague bi di dal ci biir bato bi wala. non mooy fu ñu wane ay nit yu dee. parce que bëgguñu woon génne parce que dafa jox exactement quoi image dafa sensible quoi. mu ne ma lii est-ce que lii nii lu am la ma ne ko si lu am la mu ne mais pourquoi pas ñu tourner benn vidéo. fekk à la base tourné woon nañu benn ba pare. d'accord ñu ne non léegi pour ñu defaat bii quoi. léegi si nañ ko ñëw tourner naturellement nii parce que maaf moom idée yi day ñëw naturellement du loo xam ne dañuy toog di ko xalaat lu yàgg non non day ñëw nii ni bind ko. après mettre ko en scène et puis c'est fini. d'accord très bien président Moustapha Mbaye nga nekk côté pouvoir li muy wax ni amaana que joxoñ na ci baaraam ci nguur parce que dafay wax ne manque de responsabilité bi nguur taxawee ci wàllum jeunes yi pour accompagner leen ci wàllum emploi et cetera donc aujourd'hui naka nga gisee projet bi d'abord en tant que sénégalais bu ko def ba pare rôle bi nga xamante ne état mu ngi koy jouer ci population sénégalaise bi. li ñuy njëkk a wax rek mooy féliciter ko vraiment ci xalaatam bu rafet. bi mu def ndax li muy wax li muy wane wax na ko léegi sens bi loolu ci war a wax ñu mu wax aussi ci bu ñu dindee dara tamit dañu fay teg dara. exactement d'accord li mu wax li ñuy wax ci affaire xale yi tamit pour seen wàllu mais nit ki mooy buggal boppam loolu mooy lii dëgg d'accord parce que bugg a jox nit liggéey te amul benn qualification tax nga mën ko jox liggéey bugg a jox nit liggéey te tamit
ki nga ko bugg a jox buggul liggéey. même bu ko xamee buggul liggéey. tax nga jox ko liggéey te loolu daf fi am. am na fi ñu bëgg a liggéey am xam-xam amuñu liggéey. loolu am na fi danaa il faut ma nangu loolu. mais am na fi ñu nga xamante ne. ñu ngi coow ne dañoo bëgg a liggéey. mais amuñ benn qualification. am na ñu nga xam ne am nañ qualification. mais liggéeyu. loolu man placé naa pour wax ko parce que damay gérer entreprise. maa ngi employé plus de 80 personnes. donc xam naa liggéey. voilà ni muy demee. te état day créer condition pour emploi. mais du joxe emploi. d'accord su joxee chef d'entreprise yi liggéey. force ñu uti ko liggéey. très bien Alaaji Sall bi nga jaay. jàngat bi mooy bi ñu ko félicité ba pare ci xalaat bi quoi. ci côté làkk bi sax. laajal nga ma question bi quoi. loolu moom toujours dama koy wax. da ngeen xam ne 90% bi yëpp. da ngeen xam ne yéen ñi ngeen di waxal. peut-être dégguñu nasaraan. bon même bu fekkee bu demee tey ba mu pare documentaire la nañ ci nañ fekk mën nañ ko traduire ci wolof aussi ñu traduire ko du weesagul. mais ñetti jàngat laay defoon ci immigration clandestine. am na ci koo xam ni place am la tëj. te mi ngi ci doon jot wërsëgam. waaw jël 3 millions. wala 2 millions. jox ko nit bëtt dem dee ci àll bi. kooku yërëm naa ko trop waaye dafa xaru. parce que li mu doon am fii li bay doon dundee ba sax sikkim bu ci jàppee bu ci jàppee. bu ci wéyee yàlla mën naa def. mu am teraanga. ak ki nga xam ne yaay waaw yërëm naa ko. waaye moo xaru. d'accord dëgg du doom bi nopp. xam nga yow nga am benn cantine boo xam ne yaa ngi ko bi di ci jaay war nga di ci jaay ki di ci gañ as tuut nga jël loolu yëpp jaay ko mu nekk 3 millions nga takk ko dem fekk taal buy tàkk nga sànni ko ci mais yàlla ak sa xaalis ñaareel bi tamit sa yaay tekki ay oram boole koog nattam jox la mu kii benn saala bi nga ñëw ni la sunu gaal geekat da dem ñoo ngi départ sa sel kii nga jël ko jox ko ànd ak moom lor nga sa bopp lor nga say waajur lor nga saw askan dëgg la ki nga xam ne tamit amul métier amul njàng amul xam-xam ni moom tey ji bàmmeel bu soli war a am waaw tamit xam nga ñett yooyu aussi bàmmeel bu soli war a am xam nga ñett yooyu aussi boo leen boolee ci immigration clandestine da nga naan nit ki moom ci boppam ana niteem ana niteem d'abord niteem balaa ngaa def dara war nga xam li ngay dugg lan la man dama jël 3 millions su ma ko 3 millions boo ko toggee ci réew mi da nga ciy liggéey même 500 000 francs am na ci ñoo xam départ nañ ci liggéey affaire bi sabab lu la jeune bi rek mu ngi fii Sacré-Cœur 15000 la départ 15000 waaw mu ngi ci xam nga affaire bi lan la jom gis nga tukki yokkul wërsëg daa wàññi frais dëgg la yaa ngi koy wax mais yokkul wërsëg tout à fait yàlla gis nga am na ñoo xam ne dem nañu immigré ci àll bi mais bi ñu waree am bi ñu ñibbisi Sénégal la ñu am très bien dañ ne nag yàlla nag moo ni faysa xudiyati salaat fantasiru fil ardi bu ngeen jullee ba pare da ngeen tasaaroo ci suuf si ndax suuf si yàlla dafa yaatu waaye nag bu dee si suuf yaa nga fay am loo xam ne di gis sa ndey di gis sa baay di gis sa famille am loo sutur la woo wax dëgg yàlla nañ ciy jàpp ba nga am papier bu leer ak visa bu leer dugg ci avion yi dem man du ma jaar ci mbëkk mi merci beaucoup Adjaratou Aram waaw damay wax rek ne dañuy vendre benn illusion parce que il faut pas que nit yi di refléter wu si Eldorado li nga xam ne mooy am si film yi wala si yaakaar ne loolu mooy réalité je pense que ku dem sur place di nga xam bu baax les tubaab avant tout liggéey la gëm que yu bëri dañuy nax c'est des images qu'on nous vend te encore une fois c'est pour nous gën ñu sonal gën ñu def ay dof parce que loolu laa ko mën a waxee pour nax nit ñi donc loolu nit yi percevoir ko ba pare doo koy xam ne xaalis bi ngay dem dépense na ñëw donc war nañu jàppale ci dara toutefois dafa am lu njëkk man mi mën naa lii te président dama ñëwaat ba dafa nekk moo boo xam dama ci xal peut-être damay joxe une contribution par rapport ak mbir yi fi mu toll parce que booy xool naa
doxalin ci biir kër gi mooy tax waaj buy dem day wax ni man la am ndax fa ma nekk dèjà joxuñu sama gën nag ba mu xam ne instant yi day mu woote ne ñu ko ba jàmm lu fa yóbbu mbir yi foo laay wax dafa am lool ci famille bi nit ñi ñun sénégalais ñoo feebar d'accord am na loo xam tamit manque d'information Modou Mbacké gis na ku mbokkal koñ mu dem na Italie wala dem na Europe ñëw na def fa 5 ans ñëw jënd kër ci koñ bi wax na ko def na mais nga jàpp ni bi mooy moom est-ce que def na enquête bi ngay gis naa ngay def vidéo bi il faut que vidéo bi ku ko seetaan ku ko seetaan dëgg am na ay parties yoo xam ne ay montage la d'accord donc ku mooy benn film bi ñuy wax La Pirogue de benn sénégalais réalisé ko mi Moussa Touré mooy daw si télé Sénégal yëpp ñëpp mun ci mu mun a sensibiliser nit yi quoi parce que beneen saa médias yi tamit man foofu laay wax mooy médias yi war a gën a accompagner nit yi tamit sur chose du tout quoi projet bi nga ne sunu réew 221 pour bokk ci naka la ñuy def ndax dafa am ay conditions ak ay critères pour nit mën a bokk ci. en fait projet bi projet wu ñëpp la ku bëgg a bokk projet wi. def fu mu lay fekk dafa am siège dafa am. amul siège amul dara yëfu sénégalais yi la parce que man ba ma koy xalaatuma woon ni tamit dina toll tamit dimension bi c'est juste loo xam ne dafa ñëw ma def ko. et puis mu ñëw lii. donc am nañ page Facebook. sunu réew 221. suñu numéro téléphone tamit ñu ngi fa tamit ku bugg a tamit ñoo apporter tamit sa soutien tamit mun nga ñëw apporter ko. am na yeneen yoo xam ne. mooy notre pays. 221 Sénégal quoi. indicatif quoi. C'est important. Merci beaucoup, M. Mohamed Tafsir Bayo, du porteur du projet Sunu Réew 221. Donc, cette année, il y a une vidéo bu am solo boo xamante ne li ko tax a jóg mooy sensibiliser encore une fois la jeunesse africaine rawati ci dolli jeunesse réew mi ñu nekk muy. ginnaaw benn question xam naa ne du ci xaj mais dama lay bàyyi rek nga def sa kàddu bu mujj le message lan ngay wax sénégalais yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ndax ñu ngi dem ci échéance yu am solo muy élection présidentielle. waaw ñaan yàlla wàcce jàmm ci réew mi te di jox sénégalais yëpp conseillé na leen nañu dal ci jàmm xam ne 2019 dana ñëw jàll ci jàmm. ki war a jiite ñi ci war a topp ci lu ci mën a xew daal nañ xam ne ci suñ biir réew lañ ko defee te ñun ñëpp ñoo bokk li ma ciy yokk rek mooy di ñaan président de la république mu xettali